benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg géeg la ca gën a fës ci diwaanu Saloum benn njegemaar bu am fukki at ak juróom-ñett moo ñàkk bakkanam ci tawub démb boobu ci la ko ab courant maas ndox ma la doon jéem a jàllale moom soxna soosu doon wuyoo ci Daba Kama ca la mujjee ñàkk bakkanam daanu ko jébbal boromam ca dëkk ba mu fekk baax beneen ponk mbokk yi mu des ba tey ci taw bi ak ki jafe-jafe yi mu jural askan wi ca diwaanu Bambilor itam ñaari waxambaane ñàkk nañ ci seen bakkan ci moomi leen ndox ba tax na kuréel gi di sàmm sama gox joxoñ ci baaraamu tuuma benn société buy tabaxi kër foofee ndax nee ñu fa ndox may jaar fa lañ ñëw samp fa seeni dëkkuwaay loolee itam jëwriñ ba ñu dénk gox ba wala boog maire ba moom it weddiwu ko Njaañ Jóob nag ñamu ca joxoñ baaraamu tuuma rek ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lu jëm ci wàllum urbanisme xew-xew bi itam ba mu amee jëwriñ bu ñu dénk wàllu ndox mi ànd ak naataangoom di Oumar Gueye dem nañ fa amal tukkib nemmeeku moom Serigne Mbaye Thiam itam amal na tukkib nemmeeku ca Touba Wakam itam taw bi ak i loraangeem tax na mu indil askan wi mbënn waaye mbënn moomee ña ko sooxe bu nu sukkandikoo ci jëwriñ ji du lenn ñu dul ni lenn ca askan wa ndax ñoo jël fa ndox may jaar ñu soppi ko sën di fa tuur mbalit ak itam di jëli doj di ko fa jóor moom it jëwriñ bi nee na lu ni mel de su ko bàyyi mu sedd danañ jëli daan teg ko ñi nga xam ne ñoom ñoo amal li ni mel ganu xibaaru diggu bëccëg gi moom ak Talla Ndaw lay wuyoo aménagiste la géographe nekk itam urbaniste ci kanam tuuti daañu waxtaanee lu jëm nag ci mbënn meek jafe-jafe yi mu jural askan wi ak itam naka la ñuy def ba indi ci saafara Majib Sène xaatim na ab téere jagleel ko Youssou Ndour ak liggéey bu am solo bi mu def mu dippee ko Youssou Ndour le génie éternel dinañ ci dellu siwaat ak seede yi nga xam ne indi nañ ko teg ko ci boobile téere ak ki nu ko jagleel li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlu ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi dañu koy doore ak levée du corps bu ndem si yàlla Jacques Diouf ca hôpital principal bu Ndakaaru mu mel ni nag seede yëpp benn la ci ki fi nekkoon directeur général bu FAO moom nag mi ngi génn àddina fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru bi nu génn ca Paris njaboot gi nag ak ñëpp indi ay seede yu am solo jagleel ko kilifa gu mag googu doonoon Jacques Diouf Alhassane Ba Yaaw Gervais. teewaayu kilifa yi askan wi di wane ne moom Jacques ku màgg la nekk nit ki nga xamante ni nangutoon a fësal boppam ci yu bëri mu mel ni kon ñëpp a ko seedeel li ni mel waa FAO delloo ko njukkal foofu lee nga xam ne sax jot na fa liggéey bu am solo ab engagement bi ñu jàpp ni amut fu mu yem. Jacques ab diplomate bu mag la woon nekkoon itam ku am gis-gis wante itam politicien bu mag boo xoolee sax moo jot a organiser réunion bu gën a mag boo xam ne musuñ ko amal lu jëm ci wàllum alimentation wàllum lekk wante itam ak mbay daanaka adduna bi yëpp ñoo ci doon xalaat jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund nag ci adduna bi jëm ci wàllum malnutrition. de la faim et de la malnutrition. Jacques Diouf nekkoon koo xam ne kii lépp lu jëm ci mbayu Sénégal da ci doon dugal loxo parce que moom dafa gëmoon ne pour que ñu mën a jëm kanam ñu réew Afrique yi comme ni ko ay Amérique defee ay France ak yooyu il faut que ñu jaar ci mbay mi comme ñooñu niñ ko jaaree woon. ci turu xarit yi la wax ñi nga xam ne ñoo ko gënoon jege moom Jacques Seydina Omar Sy ne dénk na ko yàlla nee na itam jëf yu baax du mës a nul moom mi fi nekkoon ambassadeur ne moom Jacques ku discret la woon. li nu wax yëpp dañ ko xalaat di ñaanal Jacques rek foo muy làqu yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla yërëm. Fama Diouf mooy doomam bu jigéen bu mujj nee na nag buy wax ci baayam ab fierté lay am te nee na sax itam lim fi jot a tabax daañu fexe ba yeggali ko. papa bu baax la papa bu aar c'est bu jub aussi très respectueux et tout ça très généreux et aujourd'hui ce qu'il a accompli ce qu'il a commencé nous on doit la finir.
nguuru Sénégal delloo itam hommage bu mujj moom mi fi nekkoon directeur général bu FAO. Jacques Diouf doonoon na militant boo xam ne la ko gënoon soxal rek moo di àdduna bi anam ba muy doxee mu jaar ci yoon. bu weesoo li nga xam ne moo doon liggéeyam Jacques dafay nit koo xam ne nit ku baax la nit ku dal boo ko gisee reetaanam ak ay bëñam ngay jëkk a gis. mu daal di génn àdduna nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août moom njiitu réew mi Macky Sall ak Alpha Condé ñu ne bi loolu xewee daanaka def nañ seen kéem kàttan ba lépp rafet. Jacques Diouf dëddu na wante lim fi jot a tabax dana des danañ ko denc nag ca sëg ñuy duppee Càkka Njaay nekk ca Saint-Louis. juróom-ñetti fukki atam ak benn ci la génne àddina sëgi Saaka Ndiaye Caaka Ndiaye ngeen baal ma nekk ca Ndarga mu fekk baax ci lañ koy jébbal boromam bu nu jullee tisbaar ba noppi. ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ci weneen tiis muy accident ba amoon ca Badiouréh ca diwaanu Bignona mu mel ne nag bilan bi yokku na ndax juróomi doomu aadama ñoo ñàkkoon seen bakkan jamono ji nag juróom benni doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan. ki ci mujjee faatu nag ci Ndakaaru la faatoo ndax xam ngeen ne bi accident bi amee ci ay bés bi ñu nekk dañoo jël juróom-ñeent ci ñi amoon ci ay gaañu gaañu maanaam juróom-ñeent ci fanweer ak juróom indi leen fii ci Ndakaaru kenn nag te juróom-ñeent ya moo mujjee ñàkk seen bakkan ñuy ñaanal rek ñeneen ña ca des borom bi fëgg seen bopp. ñu wax itam rek des ba tey ci tiis yooyee ci diwaanu Saalum moom benn soxna ba amoon fukki at ak juróom-ñett moom moo ñàkk bakkanam ca gox bu ñu naan HLM Sara moom nag courant moo ko maas démb gannaaw taw yi nag bi taw yi jeexee rek mu doon jéem a jàllale ndox ma taawoon ca kaw terrasse ba ca la ko nag courant maas moom soxna si di wuyoo ci Daba Kama ba ko courant bi maasee rek saasa ci la ñàkk bakkanam. jamono ji ñuy àddoo nag ab néew ma nga ca morgue bu hôpital régional bu Kaolack dinañu ko jébal boromam ca kër Ngóori di nag dëkk ba mu fekk baax moom soxna si nag di Daba Kama ab miina daan dooleem la woon ca diwaanub Saloum ñu ñaanal borom bi xaare ko aljana ñeneen itam ñu dem barzak ci taw bi ñaari waxambaane lañ ca diwaanu Bambilor ca Tëngéej ñoom it ca lañ ñàkkee seen bakkan ci taw yi ak taataay yi taw yi nag ak taataay yi ñi nekk ca sàmm sama gox di ab kuréel ñañ ca joxoñ baaraamu tuuma ci taataay ak jafe-jafe yi bokk na ca benn société boo xam ne day tabaxi kër ñu ne dafa ñëw fa ndox may jaar mu tabax fa moo tax ndox ma du jàll ñu teewlu ca noonee Ablaye Silla mu bokk ci boobule kuréel kaddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Thiam ànd ci ak Ahmadou Bamba Samb. ndox bi moo amul fu mu jaar pour dem. mu dellusiwaat ci dëkk bi yàq kër yi rey doomu aadama yi problème bi mooy ACIS dafa ñëw maanaam ndox miy jóge ba àllub kaañ di jaar ngeen goloog dërëb baay galaak kii di lem Lac Rose moom la ñu tabax si yoonam fi muy nekk fattu pont bi def fa pont wu 2 mètres pour ndox bi jàll mënul jàll donc looloo tax affaire bi am ba yàlla dogal ñii fi jóge vraiment mu naqari ñu trop ñuy lancé appel ñëpp ñu jóg taxaw parce que dëgg nag liñ ci xam mooy day am kilifa du technicien lu mu la indil nga nangu bu la indilee lu jaaduwul taxaw nga ne jaaduwul pour l'intérêt des populations mais pas nga ciy d'accord parce que benn technicien mooy kan benn doomu aadama boo xam ne xamul lu xew sa gox ñu taxaw bëgg la jëlal ay décisions yoo xam ne yow yaa ci ëpp xam-xam ñun fii lañ juddoo màggee fii xam nañ li fi xew. bu weesoo Abdoulaye Sylla bu sàmm sama gox itam maire diwaan ba rek yëkkati na ay kaddu moom Ndiagne Diop itam la mu wax rek mooy mbir mi ñu ko sooxee mooy ñu dénk lu jëm ci wàllum urbanisme ndax itam ñoom ñoo bayal mbir mi ba mu toll fii ñu teewlu maire Bambilor. dafa am loo xam ne du sunu sañ-sañ ñun en tant que commune ñun ñooy autoriser mais mënuñu autoriser ndax fii yëpp. ay titre foncier la mënuñu autoriser te dossier bi indiluñ ñu ko ñen ñoo ñu koy indil mooy technicien yi nga xam ne ñoo nekk ministère de l'urbanisme donc man sama responsabilité bi ma ci gis mooy responsabilité wu technicien yi nga xam ne ñoo nekk ministère de l'urbanisme ndax bu fekkee promoteur bi dafa jël dossier yëpp leen pour avis pour autorisation de le construire ñoom dañu war a càmbat document bi war a ñëw ci fi ñu war a tabax bu ñu ñëwee fi ñu war a tabax
xool gis ne ñoom techniciens yi fii nit war na fi mën dëkk mais dañuy joxe seen avis ne fii mën nañ fi tabax kon tey li ñu dal nii tey bu fekkoonte ne wàccoon nañ ci terrain bi ñëw fekk fi nit ñu war a tabax ñu teg fa seen bët yaakaar naa du ñu joxe avis favorable pour ñu mën a tabax fii donc seen responsabilité techniciens yi dafa engagé wu ci li nga xam ne mooy tabax yi ñuy tabax ci zone yi nga xam ne ay zone non aedificandi la. foofee ca Bambilor rek fa la ñuy dese ni ndax jëwriñ bu ñu dénk wàllum ndox mi di Serigne Mbaye Thiam àgg na fa tey ji ànd ak naataangoom di Oumar Gueye moom Oumar Gueye sax foofee nag fa lay nekk lu ci mën a am rek ñoom jël nañu kenn ku benn njaboot bu ne ñu jébbal la $1 million bu ñu nee njaboot nag mooy njaboot ak ñiy faatu ba noppi itam nee ñu dinañ ibbi ab enquête Ousseynou Thiam ma ñu fa toogal dina ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu des ba tey ci nawet bi ak jëwriñ bu ñu denk wàllum ndox mi di Serigne Mbaye Thiam doxantu na ba Touba Wakaam foofee itam mbënn ma solal na askan wa ndox ma sax di wal bay dugg ci biir kër yi mu ne nag la ko waral mooy fi ndox mi jaar fa la ñenn ci askan wi jël soppali ko ab sën di fa tuur mbalit ak itam di fa juug ay doj ngeen baal ma jëwriñ bi nag ne mbir moomee duñu ko bàyyi noonu dinañ ci ibbi ab enquête def ci gëstu bu jaree ay daan sax ñu teg ko ñu koy amal ñu teewlu Serigne Mbaye Thiam kaddu yi mi ngi ko denk ci Ariatou Fall. ñu gis ne bi ñu ñëwee canal bi nga xam ne ndox mi fa la daan aw parce que yoonu ndox moom ku ko fatt tamit ndox mi daf koy essayer utaat canal boobu ñu gis ne que ne dañoo jël ay lu nekk daal def nañ ko ci def nañ ci suuf di ko fatt biñ koy fattee nag loolu moo indi ndox yi dugg ci kër yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër léegi machine bii nga xam ne gis ngeen ko mu commencé liggéeyam mooy loolu ñu fattoon ñu sàkki ko waaye président nee na benn liggéey boo xam ne bii mooy $200 millions ak juróom fukk loo xam ne lii déwén incha allah lañ koy tàmbali pour defaraat canal bi def ko béton ba nga xam ne kenn doot ci mën a def dara service yi nga xam ne ñoo ko war a yore danañu def enquête yi ñu ci war a def yëpp pour xam suuf si la kan moo ko indi ci canal bi parce que wax naa leen am na suuf suñ fi indi am na ay mbalit yuñ ci indi mais suuf si opération organisée la su boobaa danañu xam lan la def ci ay daan sax. ñu des ba tey rek ci taw yooyee bu ñu sukkandikoo nag ci ñu yore lu jëm ci wàllum météo ne ñu taw mi jeexagul ndaxte itam mënees na koo xaar te ji ci aljuma ji gannaaw ëllëg di dibeer jàpp itam altine bokk na ca gox yi mu gën a laal muy ndukkumaan ak Saalum Mbuur ba sax Mbambilor googee bakkan rote fa dañuy teewlu Pape Ngor Ndiaye kaddu yi mi ngi ko dénkaay Sëtu Gueye Ba ak Mar Dieng ci guddi di daanaka dem ci ngoon muy àllarba dem ci ngoon si jot nañu am ay taw yoo xam ni commencé woon na ci penku réew mi lu ci booru mel ni booru Matam booru Ranérou booru Kédougou Tambacounda ak Vélingara taw yooyu nag dafa jàll dem ci diggu réew mi nga xam ni foofu lañu am ay taw yu bëri yu ñu fa nemmeeku démb taw yooyu nag dafa jàll ñëw ba ci côté Sénégal muy ci sow jant bi tey ci suba donc lu ci mel ni Dakar mi ngi am ay tawam daanaka diggante 5h ak 5h30 loolu bu ñu xoolee nag répartition pluie bi diggu dëkk bi moo ëpp lim taw lu ci mel ni Kaolack am na 180 millimètres lu ci mel ni Mbour am na téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay millimètres lu ci mel ni Bambilor nga xam ne sorewul dara Dakar am nañ fa téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay millimètres donc muy ay quantité yu jéggi dayo yoo xam ne jot nañ ko am bu ñu demee ba Casamance nag taw yi am na doole lool waaye moo dafa xaw a néew par rapport ak diggu dëkk bi lu ci mel ni Kédougou am na juróom-ñaar fukki millimètres lu ci mel ni Kolda am na juróom fukki millimètres bu ñëwee ba ci bëj gànnaar gi nag foofu taw bi dafa néewoon lool lu ci mel ni Saint-Louis muy Ndar am na ñeenti millimètres Louga moo fa ëppale taw ci bëj gànnaar yi waaye ñaar fukk ak ñeent rek ci ay millimètres la am gis nañ que ni taw yooyu nga xam ne dañ ko nemmeeku woon diggante démb ak tey dafay wëy ndax sow jant bi ñu ngi ciy xaarandi ay taw ba léegi tey ci guddi si lu ci mel ni booru Dakar ak lu ni mel Mbour Fatick Casamance ay taw la ñuy xaarandi tey ci guddik alxames bi jëm nag ba suba ci suba muy àjjuma ji ñu
jégalu ci jafe-jafe bi njeexintalu élément bi am muy Pape Ngor Ndiaye rek bu service météo ganu xibaar yi di Momar Talla Ndaw waxoon naa ko sànq ca njalbeen ga sëñ Momar ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay. soxna Fatou maa ngi lay fay bu baax a baax. ngoog aménagiste nga géographe urbaniste sa xam-xam màcc jëm ci wàllum dëkkuwaay gis nañu ne saa su nawet dooree rek jafe-jafe yi door ci wàllum ci askan wi lan moo tax fu ci mel ni bu ñu taw amee ñu ne Pikine Guédiawaye jàpp Wakaam gox yëpp ndox mi sonal leen mbënn mi lan moo waral lu ni mel. jërëjëf soxna Fatou maa ngi lay nuyu ci invitation yi di gërëm sa téléspectateurs yi. li may mën a tàmbalee mooy ndox dafa am ñaari mbir yu nga xam ne bu tawee fan lay dem maanaam dafa war a walangaan mbaa mu dugg ci biir suuf si. ñaar yooyu bunt yooyu la am mais malheureusement dañu am jafe-jafe ci fànn yooyu boo xoolee pour mu walangaan boo dëkkee da nga war a defar lu ñuy wax canalisation maanaam def ay yoon yu nga xam ne ndox mi foofu la war a jaar pour yegg nga kanaan mu dem géej wala mu dem feneen fu nga xam ne di nga ko fa mën a dajale loolu dafa manqué ci sunu ville yi sunu dëkkuwaay ndax dëkkuwaay du tabax kese dafa am lu ko nga xam ne mooy toogee ci koom lu mel ni ay réseau de canalisation ak voirie yi yooyu nag dafa sooxe trop ci dëkkuwaay yi nga xam ne moom la ñu am ci grande ville fu ci mel ni Touba Wakam ñu ngi gis élément bi jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox mi di ko wax maanaam fi ndox mi waroon a jaar dañ koo soppi ab sën mu mel ne yooyu yëpp aussi ay cause la yoo xam ne à la longue dina indi yeneen jafe-jafe. xam nga bu weesoo maanaam jafe-jafe ci wàllu planification urbaine nga xam ne dañ ko am boo xoolee ni ñuy tabaxee suñu ville yi dafay du dëppoo ak ñun noonu la dëkkuwaay bi mel ak loolu la ñu bëgg dafay jafe boo xoolee dëkk yi ci am canalisation da nga leen di compter wala ñi nga xam ne am nañ dëkk yi nga xam ne am na canalisation maanaam canalisation du attan ndox bi ñëw loolu mu doon jafe-jafe beneen bi mooy dañu seetlu na nit ñi aussi dañ ci am responsabilité maanaam ñu tabax canal ba pare nga ci sotti ay mbalit wala nga ci sotti suuf loolu aussi doon na comportement bu nga xam ne war nañ ci def sensibilisation bu mat a mat a mat doon na lu nga xam ne ay jafe-jafe la ci dëkkuwaay yi. Très bien sànq yaa ngi naan fii bu ñu xoolee yeneen dëkk yi ni ñu tabaxee dafa xaw a sooxe ndax loolu day wund ne ñoom bi ñuy tàmbali dañ ci associé wu ñu mel ni yéen di urbaniste yi géographie parce que yéen mënu leen ñàkk wàllum aménagiste yi mënuñu ñàkk ci bu ñuy door ndax da nga jàpp ne kon dañ leen a boddi ci seen ab liggéey ndax bu ñu leen ci boole woon amaana ngeen ne jaaral fii dina tax yenn jafe-jafe yi ñu mën cee mucc. xam nga dafa am kuréel bu yor lépp luy urbanisme mooy ministère de l'urbanisme am direction bu yor urbanisme ak cadre de vie moom mooy saytu lépp luy dëkkuwaay maanaam plan yi ñuy tabax lotissement yi ndax am na jumtuwaay yi nga xam ne moo war a nekk ci dëkkuwaay ñu saytu ko ñoom ñoo war a doon def liggéey bi nu mu war a doone beneen bi mooy bu weesoo expert parce que direction urbanisme am na expert yu mag mais am na ay ñu nga xam ne ñu ngi intervenir ci ville bi di tabax ville maanaam lu mel ni promoteurs yi yooyu dafa doon ay jafe-jafe yu nga xam ne maanaam ñu def ab plan bu nga xam ne ville bi nii la mën a tëggee nii lañ koy tëralee mais maanaam la ñu nisiroon duñ ko def maanaam ñi prévoiroon benn canal ba duñ ko mujj def bu ñuy defar quartier bi ñi prévoiroon aire de jeu espace vert bu ñuy tabax quartier bi espace vert bi disparaître maanaam jafe-jafe yooyu doon na lu nga xam ne tey jii jafe-jafe bu métti beneen bi mooy wàllum gestion urbaine dañ ci sooxe bu baax a baax maanaam collectivité locale gox-goxaan yi ñuy jox responsabilité yi ñu war a def lépp luy gestion urbaine war ko saytu dañu amul moyens yi amuñ compétence bi doy pour mën ko yor parce que dafa laaj moyen tey jii ñu ngi def ay déguerpissement di def ay maanaam toxal nit ñi loolu boo ko gisee mooy gestion bi ñu war a def au quotidien moom lañ dul def dañuy xaar ba yëf yi ëpp loxo nu ñëw te boo xoolee l'inaction moo gën a cher maanaam ñàkk def moo gën a cher def parce que boo defoon doo ñëwaat di jël ay milliards pour déguerpir ay nit donc doon na jafe-jafe yoo xam ne te beneen bi mooy ñu ngi koy wax ci wàllu taw parce que tey jii bu tawee 140 millimètres ci benn zone ci diiru benn waxtu loolu amul infrastructure bu ko mën a dékk bokk na ci li nga xam ne mooy causer inondation donc jafe-jafe la loolu te tey ji dañuy wax changement climatique maanaam soppeeku jaww ji mu tey mu taw suba du taw wala mu xëy taw ci diirub 50 minutes wala 1 heure de temps 140 minutes amul infrastructure bu ko dékk loolu jafe-jafe la beneen bi mooy da ngay gis site bu nga xam ne waroo fa dëkk non édificant mais ñu bàyyi nit ñi dëkk fa loolu aussi jafe mais loolu aussi photo kan la parce que sànq yaa ngi naan dafa
am fii ministère de l'urbanisme am service urbanisme bi ci biir élément bi ci Bambilor waa askan wi ñu ngi koy kaas yaa ngi wax sànq waxu promoteur nga xam ne dañuy liggéey ak waa ministère de l'urbanisme donc promoteur bi bu amee sañ-sañ ñëw tabax ci cours d'eau aussi kon dafa mel ni faay bi du ci ñoom mais ci kaw la. responsabilités yi sont partagées parce que ay mbir bu amee ci ville parce que wàllum dëkkuwaay dafa am responsabilité yi à plusieurs échelles. dañ ko partagé. état am na responsabilité. parce que moom moo war a définir moo war a planifier. collectivités locales yi nga xam ne ñoom lañ jox gox yeeg gox goxaan ñu jege askan yu saytu gën a jege. ministère bi ñoom itam dañ ci am responsabilité. beneen bi mooy promoteurs yi aussi dañ ci am responsabilité parce que ñoom xaalis la ñuy xool aussi mais bien vrai que dinañ planifier ji mais en réalité il y a un problème de suivi pour que normes yi nga xam ne mooy norme urbaine ñu mën ko respecter beneen bi mooy aussi population bi am nañ responsabilité parce que du ma gis fu nga xam ne ndox la ma dem di ko jënd yooyu aussi ay mais est-ce que buñ ko tabaxee ba mu àgg doguma la ñu sëkk ko defar ko amaana population bi xamuloon ne sax fii zone la boo xam ne waruñu fi dëkk aussi ndax léeg-léeg aussi ñu defar ko ba mu ñoŋal ko ba mu rafet ba nga xam ne yow miy dëkk parfois boo ñëwee sax doo xam ne fii zone la boo xam ne dafa am jafe-jafe ndox aussi. mais loolu moo doonul yoon c'est-à-dire que ndox du bàyyi yoonam. wala boo toxalee yoonam nga wan ko feneen fu muy jaar. loolu mooy yoon. parce que ñun il faut ñu am culture aussi di mën dëkk ak ndox. parce que ndox dafa bokk ci ñun. mais malheureusement ñun dañuy ñëw gis fu nga xam ne waa bërëbum ndox la ñu war ko aménager defar ko mu doon lu nga xam ne day bokk ci cadre de vie mais ñun lu ñuy xalaat rek mooy dëkk. te dëkkuwaay doonul kër kese. même ci biir ville yi dañ fi war di bay. dañ fi war def ay espace ouvert maanaam espace vert ak yeneen yu nga dem ne nit ñi dinañ fi mën féexal seen xol dinañ fi mën aussi bay parce que mbay mi aussi dafa bokk ci lu nga xam ne jamono ji ñu ngi wax changement climatique échange yooyu nga xam ne garab yi dina koy jox doomu aadama yi dafay bokk ci lu nga xam ne dana ñoŋal dund bi dana vraiment may ñu ngelaw lu nga xam ne suñu wàllu wér-gu-yaram dana ci bokk te loolu boo xoolee Dakar tey ji doon na jafe-jafe bu mag parce que Dakar mën nañu wax ne amul garab amul espace vert te loolu c'est un danger et il faudrait que ñu xam ne suñu dëkkuwaay dafa war a am garab suñu dëkkuwaay dafa war a am espace vert dafa war a am espace ouvert bu nga xam ne maanaam day tax nit ñi mën a di am détente maanaam nit ñi di mën a cóolee ji nga xam ne mooy gaz à effet de serre bi nga xam ne mu ngi jógee ci oto yeeg usines yeeg ñu mën koo capter te loolu malheureusement Dakar amu fi te jafe-jafe yi ñu ngi koy commencer vivre ci très bien politique d'aménagement bi fan lañ ko war a orienter. waaw xam nga politique d'aménagement parce que aménagement dafa am aménagement du territoire ak aménagement urbain te fànn yooyu li ci am jafe-jafe mooy dañ koy xaw a sooxeel mën nañoo tabax téere bu nga xam ne bu baax parce que macha allah Sénégal am na ay borom xam-xam yu nga xam ne ci wàllu urbanisme ci wàllu planification dinañuy maanaam def ay lu baax lu nga xam ne wane buñ ci jaaree danañ mën a planifier suñu ville mais malheureusement dañuy planifier ba pare soit dañu am moyen pour exécuter ko correctement maanaam def ko nu mu waree soit ñu détourner ko parce que tey jii boo gisee plan yi da nga ciy gis yu nga xam ne lu am solo lu nga prévoir nañ ko maanaam préparer espace vert préparer fu nga xam ne terrain de jeu pour xale yi mais tey jii bu ñuy exécuter après affaire bi day disparaître malheureusement suivi bi nga xam ne moom lañ war a def parce que il faudrait que aussi lépp lu nga xam ne politique la ñu nesir ko il faut ñu koy suivre exécuter ko te loolu direction de l'urbanisme et du cadre de vie ñoom ñoo war suivre loolu maanaam topp promoteur immobilier yi ci ni ñu tabaxee ci ndax respecté nañ normes yi mu am ay il faudrait ñu aussi ñuy am ay sanctions ci lu ñuy def loolu doon na doon jafe-jafe yu nga xam ne ñu ngi koy vivre te tant que dindiwuñ loolu aussi dinañ am problème ci sunu nu ñuy dëkkuwaay yi ñu nekk. très bien laaj bu mujj bi rek Momar Talla Ndao est-ce que itam sanctions yi dafa war a yem rek ci promoteur bi ndax askan wi ñëw fekk ndox mi fi muy jaar nga jël suuf def ca wala nga an sa mbalit sotti fa ndax itam sanctions yi warul ànd aussi ak sensibilisation wan askan bi ne fii ngay fatt moom mooy waral ndox mi di taa ba amaana sa kër di yàqu ndax itam warul amaale sensibilisation am sanction communication maanaam ñu boole ci yeneen yu bëri quoi. foofu fànn boobu sax laa bëggoon ñëw maanaam sensibilisation parce que sanction rek benn la ci pàcc yi moyen il faudrait que ñuy sensibiliser nit ñi maanaam lépp lu ñuy def ñu jàngal nit ñi nit dina def ay mbir fekk dafa xamul donc il faudrait que bépp politique bu ñuy jiital il faut sensibilisation bi daf ci am solo mais aussi sanction daf ci am solo parce que mënoo continuer di sensibiliser du jeex da nga koy continuer di def
def mais mu ànd ak ay sanctions parce que am na yu nga xam ne masla dafay yàq te bëri na yu nga xam ne yàqu na ci fànn boobu maanaam masla laamisoo bu nga xam ne day mujj yàq li nga xam ne moom lañ doon defar. Et puis ndox mi aussi non seulement day indi ay conséquences ci dëkk bi waaye itam day yàq kër gi ndax mën naa dem ba laal fondement bi. voilà mu guus. c'est ça loolu yëpp mën na ci parce que ndox moom il faut rek mu am bërëb bu mu nekk ñu canaliser ko. ndox moom foog mu am yoon. te malheureusement ñun préparé wuñ suñu dëkkuwaay yoonu ndox ak ndox fu muy mën a nekk pour que ñu mën a dëkk ak moom. loolu doon na ay jafe-jafe. très bien Momar Talla ñu lay sant di la gërëm. maa ngi leen di gërëm mu ngoog may fàttali ne ganu xibaar gi Momar Talla Ndao lay wuyoo nekk aménagiste géographe xam-xamam màcc jëm ci wàllum dëkk waaye ñu doon waxtaanee jafe-jafe mbënn mi ak itam naka la ñuy def rek ba ndox mi di jàll ak nen la ñuy def ba indi ci ay saafara ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen jamono ji xam ngeen ne njiitu réew bu Sénégal ak soxnaam ña ngay dallu ca tugal Pape Diop nag bi jiite bokk gis-gis la mu gis rek mooy njiitu réew mi jamono ji loolee du waree fam ndax fi réew mi toll waroon naa xalaat leneen lu dem di noppalu ndax xel dalul ci askan wi ñu teewlu Pape Diop kàddu yi mi ngi ko dénk Mohamed Samb. Sénégal fi mu toll ak jafe-jafe yi ngeen gis sax tabaski bi ñu génn jafe-jafe yi ci am ak suñu mbokk baykat yi jafe-jafe yi ñu nekkee bu weesoo mën nañu wax ni sénégalais yépp nekk ci ay jafe-jafe kon bàyyi fi réew mi dem feneen pour man du lu jaadu loolu moo tax ñu def réunion bi tey wane ni demuñu vacances ba mu amee ba tey ñi ngi fii bu ñu duggee tam ci biir réew mi la ñu dugg dem vacances à l'extérieur muy président muy ku mën di doon jaadu surtout ren nag moom bàyyi fi réew mi dem jaadu. Nianing ak fukk ak benn gox yu fasantikoo yu ko wër dañoo doon ñaxtu bokk na ca la ñu bëgg nee ñu génne leen ca commune Malicounda ñoom fukki dëkk yooye ak ñaar daal dañoo bëgg rek ñu taxawal ab commune bu bees boo xam ne njiit la mooy doon Nianing dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ci fukk ak ñaari village yu nekkee zone sud bu Malicounda li ñu bëgg rek mooy seen bërëb boobu nekk commune ñoom nag Nianing la ñu daal di tànn ngir ñu amal fa mairie bi ak li ni mel ñi fa dëkkee lu ñu ñaawlu rek mooy anam bi commune Malicounda bi bindoo. ndax koom gi mate na ko xam-xam ne mate na ko maanaam ni ñu dëkkee mate na ko mbooloo mi fi ne mate na ko kon lan moo des te ñi nga xam ne si ñoo fi dëkk déggaguma doomu aadama muy ñi ànd ak nguur gi mooy ñi ànd ak opposition bi mooy ñu ñëw mooy ñu ñëwul kenn taxawagul ne boor bi warul nekk commune kon commune war naa mën a am dafa nekk naqar boo xam ne waa boor bi dañ ko yàgg a dund man exemple ma lay jox mooy que bëri na ci suñuy rakk ci suñuy mag ñoo xam ne seen jàng CM2 la yem xam nga ndax lan amuñoon fu ñu mën a dem jànge xam nga bëri na ñoo xam ne si bàyyi nañ jàng ndax xam nga lan problème mu extrait de naissance kese. ñu dëkkee Nianing ak li ko wër di fàttali candidat Macky Sall ci atum 2011 waxoon na ni bu faloo bërëb boobu dina ko def commune ñoom nag fas yéene nañ def seen kéemtalaayu kàttan ba li ni mel antu. mën nañoo def marche mën nañoo def leneen mën nañoo def dégg naa sax ñu naan dañoo bëgg a ñëw defaat beneen plateau boo xam ne ni ñu koy tuddee mooy Macky yaa ko waxoon ak yeneen mën na fi am. jokkoo nañ ak ñi nga xam ne si ñoo nekk assemblée nationale yore commission aménagement du territoire ñoom dinañ ñu may audience yu dem gis leen dinañ dem gisaat yeneen kilifa yoo xam ne si am nañu ndogal am nañu baat ci réew mi bu ñu ñaanal dinañ leen may. ci fàttali nag commune Malicounda ñaar fukk ak ñaari village la am pàcc bu njëkk ci commune bi laataa ngay dugg commune Mbour la pàcc bu ci des mu ngi commencé ci sooy génn commune bi. Abdourahmane Diallo jërëjëf ñu wax ci téere bi Majib Sène xaatim dippee ko Youssou Ndour le génie éternel moom nag bu nu sukkandikoo ci bindkat boobu lee nee na doomu Sénégal bi bàyyi na fi way wudul fay ña fa teewoon itam yëkkati ay kàddu yi seede jàmbaar ak góorgóor lu jëmale ko ci Youssou Ndour dañ ci ànd ak ay sëtu pay ak Modou Diop. Youssou Ndour le génie éternel nekk téere sargal téere yéete ci àdduna ay jàngat ay témoignage ci nit ku liggéey ngir jariñu Majib Sène ne sargal na ku jara sargal. génie éternel mooy mbindeef bi nga xam ni waxtu woo yaakaare ni xam-xamam ak gis-gisam wàññeeku na xam-xam ba ak gis-gis ba gën a yokku génie éternel mooy ki nga xam ni waxtu wu defee dara
jëf jëf dafay màgg ci bëti ñëpp ci xolu ñëpp. balaa muy egg fi mu àgg nag jaar yi bari na. des errances de la Médina des années 72. may fàttaliku ca ba may door ca Médina ci année 72 yi ba nga xamante ne egg na ci fonction étatique yu gën a mag nekk jawriñ gu ñu dénk wàllum culture ak tourisme ba nga xamante ne tey egg na ci sommet réussite am te nekk itam capitaine industrie boo xamante ne capitaine bu ambitieux la ak performant. bu la sa njaboot séddalee leneen nag lay doon. vous avez décidé de rendre. tey nag yéen a ngi sargal nit koo xamante ne baaxaayam jéggi na dayoo ab patriote waykat boo xamante ne àdduna warngal këpp gis nañ xarañteem. ci cérémonie de dédicace bi kenn desul ku wax jox sa morom. demul toogi bitim réew ci biir dëkkam la ne lay toog liggéey li muy liggéey ba nekk li mu nekk tey mu nekk artiste planétaire ci àdduna bi yëpp te nag si nim ko doxalee yisu leçon la ñuy jox ñun ñëpp jëriñ sa réew nekk patriote dëgg. ñi ne ci tàggat yaram ñi ne ci wàllum culture ñëpp teew nag ngir dundal pour l'éternité pour la postérité référence nag ki ko njëkk wax mooy ki bind téere bile. ci ponk bu mu jublu ci yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. fa taw démb bi mooy inondé yéene kaay yu tey l'observateur Vox Populi La Tribune Walfadjri Source A L'As ba ci Soleil national ñoom ñëpp taw démb bi ak loraange yi mu jër ci dëkk bi ci la ñu xëy l'observateur nañu foo dugg ci réew mi ay ñaxtu la ki xultu mbay njàmbat walay jëye na ca Bambilor ga ca Tëngéej am na ñaari xale yu fa faatu kenn ki dafa réer ci ab tineel ka ca des ci am pax am na yeneen ñeenti nit yu jëlee ay gaañu-gaañu ci taw démb bi nga dem ca Kaolack am na fay quartier yoo xam ne askan wa dañoo taale bay tëmbale seeni saal mel ne ay piscine ca Kaffrine dem beeg dikk bi moo dakkoon ci route nationale numéro 1 ba ndax ndox mu bari ca Kees dispensaire géej bi ma nga ca biir ndox ma nga dem fu ci mel ne ca Sigicoor ndox maa nga fa jaxasoo ak mbalit ma ca mbeddi dëkk ya Ndakaaru it calte gi moo fatt regaar yi ba ndox mi mënut a jaar fenn La Tribune nañu catastrophe moo am démb ci réew mi Ndakaaru foo xool am ndox la te nag dafa mel ne ñoo ko tane waa Kaffrine ne foofee quartier yu bëri ndox ma nangu na leen ci xët mu njëkku la sinekaay photop otop minibus tata bu suux ci ndox mi ñuy boot client yi di leen génnee benn journal bi dañu ndoxum loraange moo wàcc ci réew mi démb inondation yu rëy ca Ndar ak ci Sigicoor ay nit ñu faatu ci taw bi ci Ndakaaru Vox Populi nañu ñooñee ca faatu ñaari xale lañu ñoo nga faatoo ca Bambilor am na it seen nas ndaw soo xam ne courant bi moo ko mas démb ci taw bi mu faatu yëf yaa nga xewee ca Kaolack journal bi nañu li ko dalee Ndakaaru jàpp Kaffrine Sigicoor ba Matam askan waa ngay xuusa ka ngacca ka taalee ka tëmbalee ka bujle Pape Diop njiital bokk gis-gis nañu ci xët mu njëkk Vox Populi lii rek ay faf askan waa ngi cib coona ki ñu yaakaaroon ngir mu taxawu leen di le président de la république ne leen fi ñukku ne yàkk bu naqari dem vacances ju ne day noppalu bàyyi aw askanam ci ay jafe-jafe journal bi bind ci xët mu njëkk réew mi lap na ci ndoxum taw bi gouvernement bi dem na vacances source waa nañu moo taxit ndox mi jël na pouvoir bi Ndakaaru Ndar Saalum ba Bawal fépp inondé Macky Sall ma nga ca Biarritz ga ca France de day nuppulo office national assainissement du Sénégal ONAS ne li am ci réew mi duñu nangu ñu leen di sëf lépp ne waa AGEROUTE yi defa tali it génnuñu ci Soleil national nañu ndox mu bari ak dégâts yu bari ñoo tukkee ci taw bi woon keroog guddik àllarba jàpp alxames ay téeméeri sinistre Soleil nee nañu mu am ca Kaolack direct info nañu foofee moom mu di ca Kaolack askano fa ñu jëm ak maire ba Mariama Sarr du neex mere nañu ko lool bay sàkku mu jóge ca mairie ba la ñuy ñaawlu ak di ko mititlu nee nañu mooy askan waa ngay bëgg a dee te ba fi mu nekk ni gisuñu fenn kilifay mairie ba baa ñu dégg leen kenn ci ñoom askano Kaolack woowee ñu naan ko Khalifa Wade ne waa direct info ak fukki milliards ak juróomi yi ñu naan dugal nañu ko ci Kaolack ci diirub juróomi at ñun gisuñu it lu fi maire bi Mariama Sarr def Walfadjri nañu Ndakaaru ak banlieue ñoo ngi tëmb ci ndox mi dafa taw rek dëkk bi jaxasoo après la pluie la belle pagaille Vox Populi nañu ko yóbbu yokk matuwaay ndax dégg nañu waa service météo ñuy wax naan taw bi mën naa dem ba ci week-end bi l'observateur nañu plan d'urgence gi nguur gi taxawaloon ngir ne da koy fàggoo mbiri inondation yi plan ba dafa lajji xaalis bi ñu ci dugaloon tolloon ci juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn ña ko ca def nañu xam ne sànni nañu seenub xaalis ci ndox mi nañu wogosu génn ci ndox mi te dox wutali politique bi ubbil Le Quotidien caafa ngay bëgg a xam ci biir parti démocratique Sénégal yéenekaay bi bind ne dara leeratul ci biir PDS ne ñi ànd ci doxalinu Abdoulaye Wade ak ñi ci àndul ku ci nekk yaa ngay defanteeg sa morom jaare
jaare ko nag ci conférence de presse tey jii ci àjjuma ji Walfadjri nañu ñi fippoo ci biir PDS tey jii la ñuy siiwal li ñu nas ak li ñuy nësër kii di Omar Sarr nag ci dàqe ko ci biir PDS ci la ñu jëm lu jëm ci ndaje mi cadre Karim si doon def ngir doon ci waxtaane ñi war a wutu Cheikh Seck ak Abdoul Aziz Diop ci fédération nationale des cadres libéraux Les Échos nee nañu ndaje ma yeggul ci ak pëcc xool la mujjee journal bi nañu déggoowuñu ba fa ñu mujj mooy ne Abdoulaye Wade léegi yaa yore sa cëggal guy seetal ñi la doy nga tànn leen léegi nag Wade moo war a doxal ñu doxaat ba ci page 3 bu l'Observateur lu yéeme ngay am foofu ca Goudiri ay baykat ñoo fa doon football ci seen biir waaye max ba ci musiba la mujjee ndax attaquant ba moo wéq défenseur ba mu faatu. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi dig leen daje ngoon ci kàttanu Yàlla jërëjëf ci seen cofeel duñu tay di ko wax aljuma mubarak